asalaamaaleykum mbokki info Rewmi rawatina yéen ñi saaxoo dàq di déglu seen 3W seen site inforewmi.com tey nag ñu fi dalal kii di Baba Aidara di journaliste investigation bi nga xamante ni tey jii liggéeyam ak lu muy def ci réew mi nekkatul lu ñuy wax ak lu ñuy jëf Baba ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm fii ci inforewmi.com. maa ngi lay nuyu Seydina di la fay di nuyu waa info Rewmi ñëpp. Baba dañ la dégg tamit ngi ci wàllum pétrole bi nga takk ci rëpp. Baba lu la booleeg pétrole wala da nga am xam-xam ci wàllum pétrole lan moo la booleeg pétrole ba nga takk ci rëpp. waaw xam nga pétrole bi moom xam-xamu pétrole lenn nit ki dafa dem école mu jàng ko wala mu dem mu liggéey ci raam ci ba am ci xam-xam ñaar yooyu na defuma ci benn. loolu ma jaaxal. defuma ci benn. waaw loolu la ci taxal. man tey pétrole buñ ko pétrole ku ko jàng ki xam kooku moom mooy sol bot mu dem ci biir géej gi mu dem ci biir xeer yi mu xool xeer bi ni lii pétrole jaar na fi mu yaakaar ni lii kooku moom moo ko jàng kooku moom moo ci liggéey man waxuma man ca nanuy joxee ce sont des contrats qui sont là loolu c'est très clair soxlawul ni wax ni non dafa war a jàng pétrole wala daal déedéet. lan moo lëndëm ci contrat yi. mais contrat yi surtout bi gën bi indi coow moo di l'affaire Petro-Tim président Macky Sall ma nga xam ne moo waxoon bu yegsee ci nguur gi contrat pétrole yi ñu fi jot a signé te baaxul yëpp lay tas ba mu dem ba jël bànqaas bu gën a mag ci enquête fii ci amee Sénégal nga xam ne ci ndigalam la nekk mu di inspection générale d'État ndax moom rek moo am boobu pouvoir génne inspection générale d'État amul kenn ko am boobu pouvoir mu yónni ñooñu bi ñu demee def seen liggéey ba balaa ñuy pare liggéey bi ñoo ngi koy xamal lan moo am. waaye bi rekkam ñëwee ci mbir mi si la xaaratul sax ñële pare liggéey bi lan moo tax mu def loolu ndax rekkam moo dugg c'est-à-dire que ni la mu waxoon ca campagne ba sénégalais yi wóolu ko mu ni bu yegsee dina dénoncer lépp lu jaarul yoon boobu ma ngay waxal askan wi wóolu ko ci kàddu yooyu jox ko te bi mu toogee it loolu la jóg pour def pour askan wi jëlaat alalam wala alalam ñu teg ko ci yoon. mu yónni bànqaas ba nga xam ne moom moo nekk seen kaw waaye bànqaas boobu bi ñuy def liggéey bi ki rakkam duggee la fàtte mbirum askan wi c'est ça le problème c'est-à-dire que ni bi Aliou Sall duggee ci mbir mi moom ci la changé discours ba mu nu waxoon ca campagne électorale discours ba mu nu waxoon keroog ba muy waat ni la patrie avant le parti mais cette fois-ci on ne parle même plus de parti c'est entre la patrie et la famille loolu moom mooy coowu pétrole bi dafa jël alalu askan wi nga xam ne ñun ñëpp ko bokk les preuves sont là xam nga nit ñi dafa ñuy waxante dëgg dañuy toog ñu ni ah non bu leen da ngeen di nekk di waxu pétrole bi te gisaguñu benn toq pétrole benn toq gaz mais y a un problème parce que ni tey jii ana sunu yaay yi. ñu naan reer bëccëg lañ koy taal waaye guddi lañ koy yàq. mais ay question de licence la buñ la ko joxee da ngay am ay at yooyu toog di ci liggéey. léegi ñun dañuy bàyyi ba kooku ni jox ko licence bi mu def alalam def dooleem def léppam ñu ne non léegi pétrole bi di génn déedéet yéen a ko signé woon fukki at ca gannaaw ñaar fukki at ca gannaaw. li ngeen wax amu leen si benn preuve ba mu waraloon ñu plainte loon ñu portaloon plainte yow ci plainte boobu ci nga bokkoon ci mbirum Petro-Tim bi ak Franck Timis mais ba tey tamit askan wi ba léegi ñoom kenn xamul ku am dëgg ku amul dëgg. ba xam nga preuve weesuwul. nga indi document bi nga xam ne nguuru Sénégal moo ko joxoon ñamu seqal xam nga preuve mënul weesu loolu nguuru Sénégal moom moo signé ay document mu jox ko compagnie pétrole boobule bi mu ko joxee compagnie pétrole boobu ba compagnie pétrole bi bu jaayee document yooyu daf ko jox beneen compagnie pétrole mu di benn compagnie bi ñuy woowee Cosmos cosaanoo Amérique document yooyu la Cosmos jël dem yóbbuwaat ko ci gouvernement Amérique ndax Amérique. mais loolu moo jiitu falu Macky Sall. non. Si. Non. Ça n'a rien à voir. Le contrat n'a rien à voir avec un décret. Décret kenn moo am doole. di ko def mooy président. président moo am doole décret. contrat code pétrolier bi dafa ni. directeur Petrosen ministre bi mën na signer contrat. waaye jàppal ni. même bu ñu la signer les contrats amuloo dara. tant que président signé wul décret moom rek comme ni président amee doole ni Sénégal tey dafay dem guerre ministre de la défense amul boobu pouvoir
moom moo am ba pouvoir moom la constitution bi joxati moom la législation bi joxati boobu doole mu joxe licence kon contrat n'a rien à voir avec un décret d'approbation. Décret d'approbation affaire au président la kon boo ko seetloo ci li nga xam ne mooy waxum pétrole bi ba tax ci noonu information la te preuve yi ngay laaj preuve yooyu nguuru Sénégal moo ko jox ka mu séqal jox ko beneen compagnie ba mu séqal muy Cosmos comme nag Cosmos compagnie Amérique la waaw te compagnie Amérique nag bés bu dërëmam génnee il faut que mu ñëw ci américain yi mu wax leen sama dërëm bii kat dugaluma ko ci lu bon ci yoon laa ko jaarale dama ko dugal fii dama ko dugal fii dama ko dugal fii foofu nañuy woowee le SEC mooy sécurité exchange bi sécurité exchange bi ñooñu boo leen xoolee ñoom nañuy woowee réellement les gendarmes de l'économie américaine ñooñu document yooyu ngay wax preuve mais document yooyu nguuru Sénégal moo ko joxe ñooñu léegi nguuru Sénégal bi ko joxe moom moo ko wanul sénégalais yi léegi nag comme ñële américains yi ñoom dinañ ko wan seen askan man fa laa jëlee document yi plainte boobu ngay wax noonu depuis ñaata at maa ngi ñëw Sénégal est-ce que yëngal nañu plainte boobu du mës a dem fenn gis nga plainte bi pour te dire la vérité avocat bi nu déggoon muy wax sax di yooxu noonu di wax kooku n'a rien à voir avec kii bi coow moo bare woon rek mais y avait un autre avocat qui était derrière bi nga xam ne moom moo doon liggéey yooyu yëpp nekk ci groupe boobu ko mel ne ay Timis Corporation affaire yooyu mooy Boukounta Diallo kooku mais déggloo ko muy wax mais ça dit que ni stratégie bi nu defoon dañ doon wut benn avocat bi nga xam ne dañoo occupé média bi di yooxu suba ak ngoon kooku nañu soxla woon ni indi maître El Hadj Diouf teg ko mais réellement ça n'avait rien à voir avec maître El Hadj Diouf. porter presse quoi. waaw léegi au lieu de porter plainte ils ont porté presse. c'est ça effectivement loolu mooy li am. mais plainte boobu man maa ngi fii ci dëkk bi te ñi nga xam ne ñoo doon wër di wax di bind di coow non du dëgg nii léegi bind bi ak coow li jeex na maa ngi ci dëkk bi na ngi toog ci taabalu débat. coowal pétrole boobu aussi dem na ba indi rapport IGE nga xamante ne bu ñuy xool moo fi jëlee Nafissatou maître commence na suuda Nafi Ngom Keïta tey jii rapport boobu tey lan moo ko bloqué yow si sa gis-gis parce que dégg naa tamit ngay coow lu bari mel ni Macky Sall moo ko dëgg lu xew ci rapport boobu. waaw xaw ma ndegam rapport IGE je ne pense pas rapport IGE moo tax Nafi Ngom Keïta jóge foofu waaye ci man li ma njort affaire Petrotim tax na ni jëlee Nafi Ngom Keïta ca présidence dem yóbbu ko OFNAC biñ koy jëlee présidence boobu dëgg la moom moo doon njiitu IGE moom nañu joxoon ak ay nitam ñu def enquête bi tamit biñ koy pare wala balaa di koy pare xëy na Nafi Ngom Keïta ci boppam sa jóge na IGE moom jóge na IGE mu dem OFNAC président bi xalaatoon ku mel na Nafi Ngom Keïta boo ko jëlee ci mbirum rapport boobule xalaatul woon ni bu demee OFNAC plainte dana ñëw OFNAC fekkati ko foofu topp mbirum pétrole bi waaw mais réellement je ne pense pas que ni affaire rapport ak yooyu moom moo ko jël waaye. ci ñu lan la Baba Aïdara xam ci rapport boobu. waaw li ma xam ci rapport bi yaakaar naa ni ñu bare wax nañ ci du Baba Aïdara rek moom moo ci wax ñi ci wax bare na mais man li ma xam ci rapport bi mooy rapport bi existé na te ñaari inspecteur ñoom ñoo def rapport bi. ñan ak ñan. Omar Sarr ak Gallo Samb loolu moom lu ma wóor la ñaari inspecteurs yooyu noo def 5 te ñooñu bi ñu paree tënk nañ seen rapport jox nañ ko président te li ñu xam ci rapport bi moo di nee nañu président licence bi nangu ko ndax bi ñu waxanteeg ingénieurs yi nekk yi Petrosen bi ñu demee xool code pétrolier bi ñu demee xool document yëpp gis nañ ni décret bii ngay signé wala nga signé wala nga fas yéene signé décret boobu basé wul ci contrat bu baax ndax kii ni signal contrat bi warul am li ni mel ndax dooleem kattanam daraam remplirul condition yow war a tax ñu jox ko kii bi licence bi. am na solo xam naa bu ñu la toppee aussi wax bi du jeex na am na war nañoo ñëw si actualité yi nga xamante ni coowal parrainage mi ngi fi ak réalisation président de la République parce que mi ngi bu ñuy wax mi ngi ci 7 ans Baba daan nga ñëw Sénégal sa ñëw bi naka nga gisee réew mi yow boo doon ñëw ba yéen defal bilan Macky Sall liggéey na wala liggéeyul. xam nga liggéey da ngay calculer c'est par rapport à quoi dañuy dem par exemple ñu ni ki njàng benn mandat la est-ce que yaakaar lu mu ñu diggoon tey ci 2012 ba 2018 tey. non
non li mu nu digoon dafa ne li mu nu digoon moo doon la patrie avant le parti. mi ngi koy jëfee. non ñun lu ñu gisagu mooy la famille ñun waxuñu sax moom kay bu yemoon ci parti bi sax. ci wàllu infrastructure réalisation tey jii ñu ngi ni jàkkaarloo arène bi nga xamante ni président bu ñëw wax nga ko bàyyi fii moom moo ko réalisé malgré sax maro beige la waaye bon du ci dara. waaw xam nga sport. sport moom wax dëgg yàlla. Dakar Arena bi. non sport moom dafa baax ci réew malheureusement. am nañu njiit bi nga xam ni. xëy na defar na stade bi nga xam ne mbëri dinañ ci mën a nekk. waaye moom est-ce que dana sport ndax gis nañu président bi nga xam ni suba teel lay yeewu ni koy yekkal laax muy ndékkee laax xam nga société. président dafa am lu muy représenté ci réew. bu taxawee. dafa am lu muy wane lu muy jàng gis nga dinaa la jox benn exemple Obama bi mu yegsee Amérique le noir américain dan daan am doom rek dem seen yoon mais gis nga Obama bi mu ñëwee culture bi mu am bi ni xool fu mu jaar ba tey ba nekk président dafa tax noir américain bi xam lan mooy njëriñu bàyyi dafa njëkk xam lan mooy njëriñu bàyyi si la américain noir yi commencé di gën a bokk léegi si seen éducation wu doom loolu mooy image xanaa daanaka njiit bu ñëwee dafa am lu muy taxawaayam rek dafa am lu muy wane waaye da ngay am njiit bi nga xam ne nee na gaynde buy nelaw la da ngay am njiit bi nga xam ne bu yeewoo suba mu ni laax lay ndekkee da ngay am njiit bi nga xam ne bu taxawee di nga xam ne kii jegewul sax fu mbër yi di jaar mais loolu juste pour kii la rek mais pour un état nguur nga am ministère du sport qu'est-ce que lan moo ci extraordinaire ni ne tabax na stade c'est-à-dire que lan moo ci extraordinaire. te tabax bi sax gars yi nee nañ 30 milliards lañ si defoon. mais bi di ko ne moom moo ñu ko may. mais c'est am na lu lëndëm foofu quand même. mais c'est extraordinaire déjà. même les chiffres. chiffres yi dafa doy waar. chiffres yi sax ça pose problème. chiffres yi ça pose problème yaa ngi wax nangami milliards ka nga wax moom moo ko financé la mu indi ci ay milliards loolu dafa wuteeg yow li nga wax donc y a rien d'extraordinaire un président de la République dans son mandat mu tabax stade un président dans son mandat mu tabax école mu tabax université mu tabax li nga xam ne moo di école y a rien d'extraordinaire mais xam nga tamit il fallait que tam ñu reconnaître ni ndiw def na fi lii Ablaye ba fu jógee dañ ne tey aéroport moo ko fi def autoroute à péage moo ko fi def kii tamit nañ ko nangu lu mu def. waaw loolu moom laa lay wax c'est-à-dire ni dafa du quelque chose d'extraordinaire loolu moo tax ni fay ko xam nga c'est que sénégalais yi. le débat dafa war a fan lañ koy jugé tey ci bilan am tey war a dem dañu xool lu doxul ñu wax ci wàllum justice wàllum social lu doxul foofu. waaw yooyu nga fa wax yow sa bopp xam nga ne boobu doxul ndax yow tey jii yaa ngi gis justice ba nga xam ne magistrat yi ci boppam. ñoo critiqué justice su Sénégal. ku mel na juge Dème ku mel na kii ñoom procureur ku mel na ñoom Ousmane Diagne et autres ñooñu ñëpp critiqué nañu justice am na benn femme damay fàtte turam mais kooku moo njëkk a nekk victime Macky Sall ci mbirum justice kenn du ko dégg te kooku tey jii ancienneté ak lépp moom moo leen ko ëpp tey jii mu ngi toog këram di jot salaire am parce que ni deful lu Macky Sall bëgg man waxuma ko juge yee ko wax boo demee ci njàng mi enseignant itam ñoo ko wax xam nga mbir mi moom explication dafa yomb ka cee yëngu rek ngay laaj amul xam-xam bu rëy ka cee yëngu rek ngay laaj boo demee ci enseignement nga laaj professeurs yi ak jàngalekat yi njooytu bi benn la élèves yi benn la mais regarde le taux d'échec c'est-à-dire que ni lu extraordinaire dans ce pays là dañuy wax bu ñu xoolee résultat wu examen waratul nekk un débat ci taux de réussite bi ak taux échec mais da ngay gis ni léegi dafa nekk léegi taux d'échec bi dafay ñëw mu day ni mais ça digg ne fekk na du lu waroon weesu la. ci biirum politique tey Khalifa Sall mi ngi ci kaso bi nee nañ kan pour mu nekk candidat wóorul Karim Wade moom nee nañ ko yow moom bokkatoo démocratie sénégalaise tey boo ñu ko doon jàngatal si tënk si 2 minutes. non mais démocratie sénégalaise da ngay dem aussi ci politiciens yi rek nga laaj la. dañ ñëw ci parrainage bu ñu ñëwee ci politiciens yi ñoom ñëpp ku ci nekk nee na démocratie bi dafa dellu gannaaw man sama réflexion. c'est lu gën a grave mooy ñu ko doon xeex tey ñoom ñoo fi nekkoon démb di ko ñaaw di ko joytu tey ñoom ñoo nekk ci nguur gi ñuy def pire ñu ko doon défendre démb tey ñoom ñoo nekk ci gouvernement di ko xeex kenn xamul finalement après koy gëm. man gis naa keroog ci parrainage bi benn kilifa bu mag
kilifa baa ngi toog ci moom kilifa bi toog na ak moom Washington mu ni ma nit Abdoulaye Wade bii ni fi bëgg jële sax moo tane jël Macky Sall boobu ñoom ñëpp ñu ngi wër réew mi mu ni gisul nit bu soxor bu dem Macky Sall te keroog maa ngi gis mu ngi toog moom Macky Sall ñu ngi toog ñu ngi reec mais c'est extraordinaire les hommes politiques affaire bu doy waar la c'est extraordinaire ñu wóolu leen ba pare ba léegi nit ñi nañ leen wóolu gis nga ce pays là pour defar ko le premier problème de ce pays mooy le système deuxième problème de ce pays mooy le deuxième mandat tant que ni ngi waxu deuxième mandat dans ce pays là kenn du liggéey parce que Macky Sall bi mu yegsee premier jour mu ngi xalaat waxu deuxième mandat système bi tant que changé wu ko ni xool deuxième mandat bi ci nan la tant que xalaatuñu indi benn technocrate bi nga xam ni dañ naan ko loi bi joxu la droit nga def deuxième mandat tegaatal secteur yëpp ci raay bi boo paree yow ak sa njaboot sa famille yéen ñëpp di ngeen nekk dans de bonnes situations yi nga xam ni du ngeen soxlaati dara kooku tegaat réew mi ci raay bi keneen kuy ñëw buy def ñaari mandat mu def ñaari mandat tant que defuñu loolu toujours fii ni taxaw di wax machine puub bu ñu fi indi suba fii nañuy taxawaat di wax beneen machine bu jógee ci leneen. parce que effectivement yaa ngi wax am na deuxième machine fu mu nekk. mais bien sûr ñoom directeur u ONAS bi muy wax waroon na wax sénégalais yi am na deuxième machine bu fi nekk. parce que ñoom ci fondation Bill Gates. ñoom ñoo ni am na beneen machine bu ñu installé Sénégal bi nga xam ne moo gën a performant bu njëkk bi bii mooy bu njëkk bi boobu fan la nekk. nañ ko wax sénégalais yi nañ dem seeti ko Ndar kon. bon moom nekkul Ndar moom moom mën naa la wëree nekkul Ndar. am na solo nañ leen xaar ñuy wax di tontoo ki nangam. léegi dañ ñu wax ñaareelu machine. waaw lu ñu jëlal bu ko waxul man dinaa génne ñaareelu machine bi. lu ñu jëlal si wàllu waxtu jeex na mais nag duñ la boo am ba bàyyi la te tamit nga ñëw ci réew mi vacances tombeek coowal transhumance ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ñoom Pape Samba Mboup ñoom Farba Senghor ñoom Modou Diagne Fada ñi nga xam ne tey bu ñu naroon rey Ablaye te ñoom ñoo naroon tëdd ñu jaar seen kaw doog a yegg si Ablaye te ñoom ñëpp taxaw di xalaat Ablaye Wade dem ci Macky bi yan moo nga leen di wax. ñooñu au fait que ni xam nga ñooñu duñu sax ay transhumants ñooñu duñu sax ay transhumants parce que di représenté wuñu dara. ah bon non représenté wuñu dara ñooñu ñëpp Ablaye Wade qui les a créés c'est Ablaye Wade qui les a créés donc c'est comme les fossilles politiques là yu ànd ak Macky Sall non ñooñu bon duñu sax ay transhumants ñooñu c'est-à-dire que c'était des gens qui n'existaient même pas. ok ils n'existaient même pas. tey jii ñoom ñëpp bi nu demee ni ngemb leen ñi def seen kiiwu bopp seen groupe bopp wax pour bañ a wax parti seen groupe bopp wala seen mouvement bopp. gis nañu sénégalais kenn woote leen gis na ñooñu mbindaan yi yeewu yi seen biir kër sax duñ leen topp. ñooñu moom ne perd même pas son temps sur ça les sénégalais y a d'autres problèmes beaucoup plus sérieux que ces gens là ñooñu duñu ay transhumants. kan nga yaakaar moo fa après Macky. ku bëgg Sénégal. profil bi. ku bëgg Sénégal ki nga xam ni. loxoom set ñoom ñëpp bëgg Sénégal la ñuy woote après tamit mooy loolu. waaw mais waxuma kuy woote bëgg Sénégal dama ni jox ko ku bëgg Sénégal. ñëpp bëgg nañ Sénégal. waaw déedéet bëgg Sénégal doo jël pétrole Sénégal nga jox ko sa rak bëgg nga sa rak moom bëgg nga ko bu baax loolu lu wér la ku bëgg Sénégal xam nga mooy lan. mooy teg intérêt personnel mi ne. teg intérêt famille bi ne. mu ni famille bi. njabootam ay sénégalais nañu comme tout le monde que xale bi juddoo bi Ourossogui ak xale bu juddoo bi Dakar ñoo yam même chance ñoo war a nekk dans les mêmes conditions kooku moom moo bëgg Sénégal. gis nga ko ci candidat yi. bari na ci lu nu yaakaar di nga ni par exemple comme ni ñu koy wootee ay candidats yu ni ñoom seen loxo dafa set xam nga man damay def un jugement honnête bu nuy wax. sa loxo booy wax dafa set day fekk sa loxo am ca la mu nekkoon ba noppi waaye man Baba Aidara musuma liggéey ci nguur musuma def dara ci nguur ma ñëw ma ni man sama loxo dafa set mais sa loxo musul nekk ci dara. c'est très facile ku loxom set booy ku loxom nekkoon ca dara te bi muy génnee loxo bi kenn daggu ko. kooku loolu ñooñu bëri wut de. mais gis nañ fi par exemple. y a un candidat économiste le Malick Gakou là mais Malick Gakou dugg na ci nguur génn ci nguur nekk dans le privé. tey jii kenn topp ko ni ka ba nga nekkee ci ministère bi nangam ak nangam te dafa nekk parmi les premiers ministres au Sénégal yi nga xam ni dañu démissionné kooku bu ko neexee mu taxaw ni loxoom set na léegi nag ña muy àndal ak renseignements généraux yi mën nañ ñu wax leneen
loolu dañ koy bàyyi ñoom ak seen liggéey ku mel na Abdoul Mbaye nekk na premier ministre mu génn nekk opposant kon loxom mu ngi woon ci biir ak sa Abdoul Mbaye bi loxom bi génn dagg nañ ko ni que yow de yaa fi defoon nangam kenn gis kon kooku mën nañu sañ ni nangam gis nañ fi haut fonctionnaire ku mel na Ousmane Sonko nekkoon na position bi nga xam ne corruption foofu la ëppee doole foofu la sampee taatam ci impôt et domaine kon kooku mën na wax ni loxom ma nga woon ca biir ca administration Sénégal te tey jii moom moo génn ba nu dàq ka ci poste ba nga xam ni moom fa la nekkoon dem jàngi waajuram yóbbu ko mu jàngi muy liggéeyal askan wi sellal na ndax ba tey kenn mënu ko tuumaal ni ko def nga nangam ni jël ni dàq kooku ndaxte dafa wax ni alalu askan bi noo ngi koy saaxe kooku kay mën nga yëkkati sa loxo tamit nga ni loxom set na ba keroog ngay dégg leneen donc di nga gis ay candidats yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi ci mbir mi ku mel ne Pape Diop man xam nga waa PDS musuma am ak ñoom jàmm Pape Diop nekk na président assemblée. président Sénat maire Dakar amul fenn fu ñu waxee ci mairie Dakar def na nangam amul CREI yi bi ñu ko fi woowee CREI yi gisuñu mu topp ko ci leneen kon kooku tamit mën nañu wax ni tamit loxoom set na ci li ñu gisagum Abdoulaye Baldé moom it jaar na ci état nekk commissaire nekk inspection générale d'état ñëw nekk ci nguur kooku tamit bu nu sañee mën nañu wax loxoom set na am na ay sénégalais bu nu jël ñëpp rek ñu bon ñi bu nu tax ñu tënk ñu bon ñi ñu baax ñi am na sénégalais yu baax yu bëgg seen réew te yaakaar nañ ni avec jeunesse bi léegi nu mu yeewoo ak nu mu nekkee en contact avec le reste du monde dinañu dem ba dinañu façonner nos prochains dirigeants. am na solo mbokk yi mu nekkoon seen émission bi nga xam ne dañu doon jàkkaarloo kii di Baba Aidara di waxtaanee li ci réew mi parce que tamit lu mu fi wax dafa doy waar coowal usine bi nekk suñuy ginnaaw coowal mbirum pétrole bi wàllum politique bi lépp tënk nañ ko waxtaan ceeg Baba Aidara di ko gërëm baax di ko sant Baba ana looy tàggatoo ak mbokk internet yi. waaw di leen nuyu di féliciter Info Rewmi yaakaar naa ni avec Info Rewmi dinañu mën di am ay vidéo reportage yu mel nii ak yeneen naataango nga xam ne en Afrique ñi gën di xam rek sunu continent bi ni muy évoluer ak réew mi ni muy évoluer. jërëjëf ñu ngi gërëm di ko sant moom Baba Aidara mbokk yi di leen jox rendez-vous ci beneen yoon tamit si seen www.inforewmi.com ak seen chaîne YouTube tamit bu leen fàtte tamit di cliquer ci abonné bi di ko gën a dundal di leen gërëm baax mbokk yi jërë ngeen jëf.